C'est tout un plaisir de vous servir, amis chers internautes de la TMS TV. dikkati nañu ci seen émission avis di l'émission du peuple muy émission de la sociabilité, émission bi nga xamante ni société bee ko tax a jóg, émission boo xamante ni dafay dugg ci société bi xool lépp luy problème ak lépp lu gars yi di dund muy précarité ñu ñëw toog waxtaane ko, wala ma ñëw sa gox ñu toog waxtaane ko sottantey xalaat. kaay wax ma sa xalaat ma wax la sama xalaat ñu sottantey xalaat. avis doorati na ci télé bu mag bi muy TMS TV. mbokk yi tey duñ ci wéet ndax dama ci ànd ak suma xarit suma lënkoo suma lépp Sarata Aydara muy la grande journaliste aussi présentatrice ci kër gi. Sarata nuyu nañ la. waa Diadji Samb fay nañ la macha allah ñu ngi am mbégte ak contentement partage ak yow li nga xamante ni moo di émission boobule di émission bu mag avis fii ci la TMS TV. ci loolu nag maa ngi ziar ñëpp. di ziar le khalife général le PDG de la TMS TV Alaaji Thierno Moule Sow. di ziar itam ñi nga xamante ni mooy personnel yi maanaam ñoom doyen Moustapha Aziz ak ñoom doyen ñu nga xamante ni ñoo nekk fii ci administration bi ñoom Alseyni Moule. ñu ngi nuyu ñoom ñëpp ñu fi nekk ci biir kër gi di nuyu di ziar ñi nekk ci côté digital bi mooy ñoom Fallou Bamba ak Youssouf. donc may daal di tënk rek ci nuyoo bi rek bàyyi la ba ci kanam incha allah nga laaj ma tontu yi nga xamante ni macha allah daal dina am solo ci avis. ñu doxal wëyal waaye ba nga ñuy commencé dañuy nuyu suñu kilifa Alaaji Thierno Moule Sow di nuyu tamit madame Sow la reine di nuyu personnel bi yëpp. mbokk yi avis mooy xalaat ci tubaab lu ñuy xalaat lan mooy suñu xalaat loolu yëpp dañ koy taaj fii waxtaane ko. ñu gis ni aujourd'hui dafa am benn phénomène aussi bu récurrent tamit moom mooy mariage léegi metti na mettiwul. mariage bu njëkk ak mariage yu léegi y a une grande différence boobu lan moo ko waral lan mooy différence bi ak lu tax différence am Sarata Aydara léegi dañoo gis ni mariage nga takk jabar dafa metti ñenn ñi dem nañu sax ba ni pour nga takk léegi takkum jabar commerce la dañuy commercialiser xale yu jigéen ñi. est-ce que yow gis nga différence bu am ci mariage bu njëkk ni mu daan amee ak mariage yu léegi ana lan mooy différence bi. il y a une très grande différence entre mariage de l'ancien mariage et l'actuel mariage. bu ñu xoolee maanaam comme niñ ko waxee mariage yi bu njëkk ba ak bu léegi bu ñu xoolee bu ñu ko saytowee bu ñu ko càmbaree donc dinañ xam ne ni y a une très grande différence. donc différence bi lan moo ko indi lan mooy source bi lan mooy cause bi c'est à revoir, c'est à diagnostiquer. donc ci sama diagnostic ci ni mu ko gisee ak ni mu ko mënee analyser mooy que ni déjà maanaam su ma defee diagnostic ci mariage bi nga xamante ni mooy auparavant donc suñu maam yi dañu doon dem di sëy ba sëy fa mais actuellement maanaam suñu génération bi maanaam ñoom dañuy dem pour sëytu maanaam pour seetlu wala xool neex ba xam neex na ba xam neexul ñu toog wala ñu bañ a toog foofu noonu. donc loolu mën naa ne lu waral loolu mooy léegi maanaam suñu xëy na maanaam suñu génération bi dañoo jikko yi ñoo changé déjà. matérialiste yi aussi. waa am nañu matérialiste mais quand même am nañu matérialiste wuñu donc bu ñu xoolee lan mooy waral loolu mooy que ni jikko yi changé lu tax jikko yi changé loolu tamit beneen problème qui se pose la donc mais li ma mën a wax kay mooy maanaam lu tax jikko yi changé maanaam léegi nit ñi sama mbokk jeunes yi léegi nangatuñu sëy léegi première des choses dañuy xool pour alal dañuy xool déjà ku ci mel ni Diadji tey moo ngi liggéey ci benn chaîne de télévision xam nañ ko. déet Sarata bu dugg foofu non loolu moo am. dañuy xool ku mel ni Diadji moo ngi liggéey ci benn chaîne dama leen di wax de boo ngeen xoolee ku mel ni man dama leen wax de voilà continue. donc bu ñu xoolee ku mel ni Diadji moo ngi liggéey ci benn chaîne de télévision donc dañuy naan Diadji moom macha allah Diadji moom xam naa am na ay milliards. amaana sax macha allah amaana sax yaa ngi sant yàlla.
waaye ñoom première réflexion mooy que ni yaa ngi liggéey ci benn bërëb wala yaa ngi liggéey ci ministère wala yaa ngi amul benn ndombal tànk donc ci loolu la ñuy basé wu pour mën a séyal ak yow donc ku xool ci nit ki ci maanaam intérêt soit que ça soit de l'argent matériel wala que ça soit maanaam ci la beauté ou bien que ça soit ci daraja donc boo marié wu ci à cause de ces hommes donc je pense que ni boo demee ba gisatoo loolu ah vraiment di nga yoxosu nànk di nga dem te loolu jaru ko fi ñu bàyyi ba ci kanam. di nga dem loolu nga wax kon moom mu ngi ñëw ci que mariage léegi xale jigéen ñi intérêt moo tax ñu ciy dugg. mais dañoo gis bu njëkk suñu ay wayjur bu ay xale bëggantee dañ leen di maye te yàlla rek tax. goro la ñu daan maye ñu xool est-ce que ku ñuy may seen doom am na diine. am na jom du yaafuus. ñu may ko te yàlla rek tax. waaye léegi Sarata dañoo seetlu ni sa doom. bu àndalul koo xamante ni dawalul oto bu àndalul ki nga xamante ni liggéeyul ci banque wala yorul ay milliards wala takkus yorul as tuut wala mu mel nenn ni doo ko may sa doom est-ce que wala mu nekk star wala mu nekk star doo ko may sa doom est-ce que njortoo ni léegi mariage yu léegi dañ koy commerce waaw tout à fait mun nañ ne commerce la du commerce mais bu ñuy wax lan moo tax du commerce bu ñuy wax xam nga nit ki booy def analyse tu fais la part des choses da ngay xool côté maanaam beneen partie bi lan moo waral loolu ñooñu di ko def mais beneen partie bi nga xool am na ñi nga xamante ni la woon fa woon nee nañ ndox fu mu doon jaar boo fa demee fekk fa voilà donc ci loolu da ngay def analyse def synthèse ci entre ces deux actions donc man li ma mën a wax kay mooy que ni en tout cas am na ñi nga xamante ni tey dañuy marié wu pour alal évidemment mais am na ñi nga xamante ni tey dañuy sëy te yàlla tax mais am na ñi nga xamante ni xaaral jaaji ma wax la plupart des filles mariées tuñu parce que dañ koy def te yàlla tax soit intérêt moo leen ci dugal bien sûr premièrement intérêt moo leen ci dugal te bu njëkk suñu ay maam bu ñu daan sëy dañuy sëy te yàlla tax xooluñu dara njaboot gu barkeel moo leen ci yitteeloon seen waajur yi bu ñu ñëwee di leen ñaan ñu bëggante ñoom ñaar ki ñu koy may am diine am lislaam xooluñu ko ci même jaaji loolu am na intérêt parce que ku xool parce que samay njaboot damay ñaan yàlla ñu ma am ci ay njaboot yu barke déjà xam nga xool nga intérêt bi donc waxuñu loolu gis nga intérêt dafa nekk li nga xamante ni intérêt matériel waaw ak matériel intérêt boo xamante ni bokkul il faut faire la nuance moom laa lay wax mais lépp intérêt la intérêt que ça soit matériel physique wala leneen ak leneen wala xool damay xool gis nga lépp lan moo am mariage déjà avant tout d'abord mariage buñ ko xoolee définition bi maanaam da ngay sëy te yàlla tax du ngir damay sëy ngir samay jëkkër wala damay sëy ngir samay njaboot da ngay sëy te yàlla tax boobu nag moo lay fay ci ay njaboot ju baax donc ñun waxatuñu lool mais nit ki am na ñi nga xamante ni tey jaaji tey ñu ngi sëy bien évidemment ñu ngi sëy waaye am na tey xale yu jigéen yi nga xamante ni ñu ngi sëy xool ci koppar wala xool ci kii xëy na daa am benn leçon bu ñu tiré xëy na ci société bi wala daa am fu ñu jaar boo tax ñuy def yooyu acte yooyu noonu wala bu ñu amaatee beneen jëkkër ñuy xool le matériel mais am na tey bu ñu xoolee aussi tamit luy causer loolu ak lan mooy pousser ñooñu ñuy def loolu góor ñi bokk nañ ci parce que tey je ne peux pas admettre que ni tey yow booy bëgg a takk jabar wala nga bëgg a doxaan ku jigéen ki danga koy won ni yow da nga yor xaalis da nga yore lii seen chichiya ak seen chacha yooyu noonu dafa bëri léegi ci góor ñi bu auparavant di nga ko gis ci jigéen ñi waaye góor ñi léegi ñoo gën a wowle muy loolu yaa ngi dégg donc foog naa kon affaire bi mu ngi ci góor ñi mu ngi ci jigéen ñi parce que tey góor ñi ni xale yi jigéen ñi di xoolee intérêt ci góor ki ci ku góor ki noonu la ku góor ki di xoolee intérêt ci ku jigéen ki parce que on voit les deux voies yaa ngi dégg kon bu ñu xoolee affaire bi maanaam c'est devenu parallèle donc parallélisme boobu noonu bu ñu ko xoolee causes yi bëri na donc causes yi la ñu war a càmbar causes yi la ñu war a décortiquer ba xam après ñu mën a am solution ci loolu noonu yaa ngi dégg solution dina ko apporter
mu ngi souligner que nit nat aussi gaa dañuy wax suñu xalaat rek selon ci seen xalaat ngeen bàyyi ko ci commentaire yi mais gis nga góor da ngay mat da ngay doon un homme avec un grand H góor doo faible faiblesse bokk na aussi benn entre parenthèse bu mooy tënk la rek nga bëgg jigéen mais demal nga wan ko ni nga mëne ak li nga tolloog ak ni nga doy nga dem bu nga bëggee te yàlla tax waaw mais da ngay ñëw andi benn mascarade indi benn propagande mais boo takkee kooku gisu li mu doon gis ci yow gisu ko dootu ko gis ci yow mais tamit tromperie la day mujjee dem bu ko defee nag ngeen ni xale jigéen dañoo matérialiste non non nit da ngay modeste nit da ngay naturel ni nga mel nañ nga ci bëgg nañ nga ci bañ loolu moom mooy force te gis nga dafa am lu xew gis nga les astuces là les faits artificiels là léegi bari na da ngay gis sax góor bëgg jigéen au lieu que nga dem topp sa naturalité mais déedéet tu te modifies say tuñ xeesal uti dem luye oto luye dal góor da ngay góoree nekk góor avec un grand H sarta bu ñu nee mariage bu njëkk bu ma la takkee sama xalaat parce que on est toujours dans l'émission avis muy seen xalaat suñu xalaat dañu leen di wax suñu xalaat lépp loo xamante ni am na comme suggestion seen xalaat bàyyi leen ko ci commentaire yi bu beneen émission ñu càmbar ko ndax fii c'est la tribune d'expression c'est pour la société dañoo gis bu njëkk suñu ay yaay dañu daan dem sëy ci kër yu mag fekk ji ndey ak baay tontoog tanta jarbaat rakk ak mboj gu ndaw gi te ñëpp uuf di liggéey jël kër ga gérer ko def ko seen famille def ko seen kër te yàlla rek tax mais xale yu jigéen ñi léegi dañoo seetlu koo ci takk lu mu ngay njëkk wax toi et moi et le chien dem uti appartement mais lan nga mun a wax foofu sax xalaat ci différence boobu waa loolu dama ciy sawar a tontu xam nga mais dafa naan yow da ngaa sawar ci émission bi trop non toi et moi loolu ci couple on peut dire c'est forcé toi et moi non c'est pas forcé attends c'est forcé non parce que xam nga lu tax parce que sëy ci diggante ñaari nit la ndey bokk ci baay bokk ci keneen ak keneen bokk ci ak nu mu mënta demee dëgg la waajur yaa ngi foofu suñu waajur lañu mais entre ñaari couple kenn yoonam nekku ci kenn yoonam nekku ci c'est vrai c'est une réalité parce que c'est une réalité mais pourquoi c'est une réalité mais yow da ngay sëy non dafa ñoom ñaar ñooy sëy attends mais gis nga góor bu ne dafa nànk ne soyons pas si modernes ba ñu fàtte non affaire bi du tout modernisation parce que ci l'islam la njëkkee en fait voilà li may wax ni ci l'islam la njëkkee parce que xam nga couple ni ñu koy waxee ñaari nit ñoo koy sëy ñoo koy lënkandoo donc ñaari waay yooyu noonu kenn warul dugg seen diggante maanaam soit da ngay dugg seen diggante maanaam ci wax lu baax nga conseiller leen orienter leen bu fekkee ay jeunes lañu même bu dee duñu ay jeunes da couple dafa war a am ay conseillers am ñi nga xamante ni bu naree dëng wala bu amee ay situation ñu régler situation boobu mais su fekkente ni waajur yi impliqué nañ leen ci biir mariage bi donc c'est catastrophique mooy waral léegi jeunes yi taamu toi et moi nag loolu mooy indi loolu parce que ci waajur yi la jógee déjà parce que fautif fi mu ngi ci waajur yi tey boo gisee tey waajur yi dañuy bëgg impliqué dañuy sëy seen sëy ba pare bëgg a sëy seen sëyi doom yi te loolu c'est pas normal pas du tout l'islam nanguwul loolu mën nañ impliqué ci waajur yi ci côté dans la positivité yaa ngi dégg mais pas pour dans la négativité pour que parents yi ñu mën leen impliqué parce que bu ñu leen impliqué rek dinañ indi problème parce que déjà yow sa yaay bu la waxee lii wala sa papa wax lii sa jabar ñëw wax lii yow waxu kan ngay topp Sarata avis ngi wëy mais man defe naa ni sama xalaat man je suis un peu traditionnel que moderne dañuy wax ku nekk ak sa xalaat parce que ici c'est une tribune d'expression Sarata xalaatam ak sama xalaat mun na bañ a bokk mais ba fu ñu jëm positivité moo tax ñuy wax mais góor bu nekk buy takk jabar buy dugg ci mariage dafay dugg ci mariage pour famille gis nga vous les filles
ah sa famille moo tax ngay dugg ci mariage. non attendez non je t'arrête là attendez parce que bu yàlla dogalee man maa am ay tout tànk du ay samay tout tànku yaay wala papa déedéet mais samay doom lañu kon donc foofu vie privée am na fi mais gis nga xale jigéen ñi dañoo jël benn pensée def ko seen bopp que moom mooy dañuy copier tubaab bi gis nga Sarata sëy surtout sëyu xale yi léegi mariage xale yi léegi il faut que mu am benn influence wu parents parce que ñun dañoo dese lu ñu dese du question de dañoo matadi non matadi wuñu de mais ñun amuñu chance wu tombeek maam di dund yaay amul jot toog li ñu amuñu expérience ci mariage amuñu expérience léegi yéen vous préférez ngeen dem ngeen petoo te la plupart xale yi jigéen ñuy dund toi et moi mooy ñi nga xam ne dañoo ñëw pour lekk waa ji dem seen yoon gis nga booy sëy da ngay toppatoo njëkke toppatoo goro loolu du forcé loolu l'islam waxu ko c'est pas forcé mais c'est pas forcé de Sarata dafa am loo xamante ni dafa rafet gis nga am na ñu bëri ñoo xamante ni ñu ngi sëy te famille ku góor ki gërëmu leen loolu gàcce la sa yaay jëkkër moo la war a gërëm wala sa famille moo la war a gërëm non te gis nga ñun sénégalais dañoo am lu ñu baaxoo muy taarix sénégalais dafa xam lu rafet dafa xam tradition dafa xam te loolu tamit peut-être noonu la fa war a demee parce que yaag sa jëkkër boo leen di sëy ëllëg da ngay am doom mais sa doom sa yaayu jëkkër mooy maamam comme deret gi jaxasoo na ba pare nañ leen di toppatoo goro yi ak njëkke yi toi et moi sax boo leen koy def waa ku nekk sañ na am vie privée mais boo leen wéetee joxal yaay gëdd ak goro gëdd ak ay njëkkee gëdd pour que sëy bi gën a mun a neex kenn terewu ko mais bu ne sëy waruñ ci impliquer ay parents certes par conséquent am na ay parents yoo xamante ni bon ils se noient dans la mer de la négation dëgg la mais tamit la plupart boo ñëwee ci sëy jox nu mu tudd waa kër ga seen gëdd ah defe naa ni duñ ko bañ waaye da ngay ñëw jéem a écarter doom ak yaay te sëyewuñu woon noonu ñoom dañu daan ñëw uf ñëpp sëy te yàlla rek tax mais mënoo ñëw di andi modernité di xaajaloo kii di kii ñu lay bëgg loolu c'est impossible ñu ñëwaat ci mariage ci benn différence léegi gis nañu xale yu jigéen ñi moom contrat la ñuy sëy 3 mois 4e mois bi dem nañu seen yoon bala ñu laa bat di leen may villa may leen oto duñ fa jël sax grossesse ñu dem seen yoon noo gisee phénomène boobu Diadji laataa may dugg ak lan ngay wax sa moroomu jigéen ñu koy def waaw laataa may dugg ci contrat moom mi ngay wax noonu ak ñi nga xamante ni dañuy def sax planning familial pour mën a bañ a am doom ci sëy boobu noonu laataa ma ciy dugg dama lay tontu déjà Diadji 3e mois loolu j'ai pas dit que maanaam le fait que ni nit ki favoriser loolu noonu maanaam 3e mois kese mais mariage yàlla moo ne entre góor ak jigéen kenn waru fa nekk parce que sëy boobu noonu c'est un mariage sacré yaa ngi dégg mariage lu sacré la da ngay sëy ngir yàlla tax le mot toi et moi maanaam je veux dire que ni maanaam nit ki l'islam ci jëmmi boppam moo jox liberté benn liberté entre couple waaw loolu moom peut-être c'est forcé yaa ngi dégg c'est forcé waaw waaw loolu dafa c'est une obligation mais ça ne signifie pas Diadji may moom ça non dafa nag ça parce que man mënuma la bàyyi Diadji génn sa émission bi non fii avis la sa xalaat la ak suma xalaat internet kon yi bàyyi yéen ma ñuy wax seetaan sama xalaat mais non man lu ma dugg mën a concevoir que ni da ngay fekk benn xale bu góor takk li kaak famem dem dund yaag moom kese bàyyi ñee non mais mën ngeen am sama vie avis privée mais Diadji dag may bàyyi ma wax sama avis nag non te li dañuy nga songante léegi fii léegi waaw kay waaye Diadji ma ni 3e mois boobu moom je donne légal à eux parce que mun naa nangu d'une part maanaam ci li ngay wax yow ci côté bi ngay waxee maanaam le fait que ni maanaam xale yu jigéen yi dem ba favoriser loolu maanaam ñi nga xamante ni ñooy favoriser loolu mooy maanaam ñi nga xamante ni sànq yaa ngi ko doon posé maanaam ñi favoriser wàllum contrat ci wàllum sëy maanaam ñi nga xamante ni tey dañuy sëy pour ñëw xool pour ñëw yurundu rek après dellu siwaat seen ginnaaw ñooñu ñooy mettre en valeur ñooy dund loolu noonu ñooy jël mini combat kii boobu noonu dund boobu noonu maanaam acte boobu noonu te man waxewuma foofu
fi may waxee maanaam dans la positivité lay waxee maanaam le fait que ni nit ki maanaam nga am benn intimité sa diggante ak sa jëkkër kenn ban cee dugg parce que da ngeen am seen vie privée tey bu ngeen boo amee jëkkër wala nga am jabar boo leen di reyante ci biir néeg bi sax kenn ma dem ba waru koo yëg ma samba waru koo yëg sa yaay sa papa waruñu koo yëg yaa ngi dégg ak ku jigéen ki donc yow boo jëlee famille yooyu noonu nga jël ndey nga jël baay jël goro jël njëkke jël beau-frère belle-sœur nga impliqué ñooñu yëpp ci sa famille te ñoom seen xalaat ak seen gis-gis bokkul imagine-toi que ñooñu dugg ci sa biir mariage mais c'est au final ça serait comment en fait qu'on se dise la vérité donc loolu mooy waral influence bu bëri mooy waral ngay gis déjà ku dugg ci sëy mu am problème ak ay goro ak njëkke gis naa ko te du jeex gis naa ko am na ñi nga xamante ne dañuy am ay goro ak njëkke ñooy tas sëy yooyu noonu mais goro yooyu ñooy tas sëy yooyu noonu parce que dañuy ñëw di wujjeeg seen wujj goro bu ndaw yaa ngi dégg donc loolu c'est inadmissible que goro yi ñu góor yi yu jigéen ñi surtout ñu jigéen ñi dañoo lëjal seen goro yu ndaw yi seen njëkke yi moom waxatuñu seen wax parce que ñooñu dañuy tas ba pare ñoo ci si kër gi bëgg nag nekk chef te loolu c'est pas normal nit ki da ngay may jàmm sa kii bàyyi këram bàyyi ndey bàyyi yaay bàyyi lu neex këram foog naa ne bu ñëwee ba sëyalal sa rakk bu góor wala sa mag bu góor wala sëyal ak sa doom foog naa kooku war nga koo doomoo war nga koo rakkoo war nga koo magoo yaa ngi dégg donc c'est très important que ni loolu c'est à souligner wax nañ ci ba taay ci goro yi ak njëkke yi nañ bàyyi doom yi ñu sëy ndax xam naa émission avis dina fi ñëw spécialement là je t'appuie li mu wax moom tamit dama koy appuyer parce que dëgg la mënoo sëy sa sëy ba pare di sëy sa sëyu doom c'est ça c'est voilà impossible. Revenons encore dans le sujet parce que yooyu yëpp ay nekk la ci këru avis yu ñu war di dugg saa su ne sarta léegi ñëw nañu ci déjà mariage xale jigéen duñ koy defee contrat ak yooyu léegi yow mag yu njëkk ya seen sëy ak sëyu léegi bu gën a baax ñoom ni ñu daan sëyee ak léegi xale jigéen yi nuñ koy defee ban sëy moo gën a baax selon sa xalaat non foofu gisuma sëy bu baax ak sëy bu bon maanaam bañ a sëy moo fa am yaa ngi dégg bañ a sëy moo fa am parce que sëy bu njëkk ak tey bu ñu koy analyser bu ñu koy diagnostiquer maanaam dëgg la suñu maam yi njëkk yi nangu nañ sëy mais est-ce que ñoom itam seen jamono am na ñi nga xamante ne bañoon nañ sëy évidemment li amoon bu njëkk ba ça n'exclut pas que actuellement amul tey mais aussi li am tey ça n'exclut pas aussi tamit li amoon démb parce que boo xoolee àdduna gi c'est comme ça vice versa da ngay gis le monde évolue donc mais n'empêche que li amoon démb du am tey li amoon tey tamit amul woon démb donc mais da ngay xool li nga xamante ni maanaam dafa récurrent dafa nit ñi léegi dañ ko jël def ko benn genre tendance donc ñu gis que ni même tey actuellement mun naa ne sëyu tey baax na parce que ñenn ñi ñu ngi sëy te yàlla tax yaa ngi dégg parce que ñu ngi ci am ay njaboot yu baax ñu ngi sëy te yàlla tax dama koy dëggal parce que dama am suma ay mag yu jàmbaare sama ay mag yi nga xam ne ba ma leen déggee ñuy sëy ba tey musuma dégg problème macha allah te it ñi amagul jëkkër yàlla na leen yàlla may ñu tënk ci loolu am ay njaboot bu barke ku ci mel ni aji Nogay Samb madame Fall Soxna Samb madame Diallo Dieynaba Samb madame Mbaye di sama suma sista bi di Mati Diagne aussi di nuyu tamit femmes yu brave yépp ñi nga xamante ni bañ jàppee ba tey bàyyiwuñu di nuyu tamit suñu yaay parce que bu ñu toogee ba am raison bii ñoom la billaahi allah kulli bu ñu demee bay xam mariage bu njëkk ak léegi am na différence ñoom nga ndax ni ñu sëyee kenn amul seen fay Sarata xam naa bu ñu continuer fii duñ fi jóge moom ndax avis dafa doon loo xamante ni tabaar fa kàlla dafa war a yaar di woon nag ala Thierno Moulay Sow na ñëw sponsoriser kii bi nu mu tudd émission bi soxla nañ ko fi ay produits ne ko ñëw teg fii gars yi wax ci seen xalaat non parce que émission bi dafa war a nekk émission du peuple man loolu laa bëgg mais pourquoi pas un jour ala Thierno Moulay Sow taxaw
wax xalaatam. bien pourquoi sûr pas te nit ñi dañ ko soxla. voilà ñi ni dañ ko soxla dañ ko soxla taalibe yi gis international aussi tam dañ koy soxla. man Alaaji Thierno Moule Sow je ne doute plus ci ni muy fajee ak xam-xamam macha allah. mais dama bëgg gis Alaaji Thierno Moule Sow ci beneen facette comme un patriote. mu toog waxtaan ak société bi. loolu laay xaar. incha allah dina fi ñëw. képp ku pare. pour wax sa xalaat. avi ubbil na la buntam. ñëwal ñu diisoo. nga wax ma sa xalaat ma wax la suma xalaat. lépp lu ci jàmm yàlla tasaare ko ñu bokk ñu ñëpp. Sarata sa dernier mot ñu tàggatoo. waa sama dernier mot mooy que ni ñun jeunes yi nañ sëy te yàlla tax même le mot de dire que ni suñu maam yi njëkk yi dañu doon sëy ngir gore yi wala sëy ngir am ci ay jaboot yu baax gis nga sëy. da ngeen bàyyi appartement yi. appartement yi duñ ko bàyyi nag ndax gore yi tamit bàyyi leen ñu sëy nag. yow tamit nag goro yi xam nga ñan nga war a waxanteel goro yi nga war a waxanteel parce que goro yi ñoo tënk xale yi ñoo tënk xale yi dañuy bëgg sëy sax mënuñu sëy loolu mënul ne nga sëy sa sëy bëgg sëy sëy jàmbur mënul ne donc li may wax sama mbokk jeunes yi mooy que ni ñu sëy te yàlla tax parce que sëy te yàlla tax mooy tax yàlla may la jaboot yi barke may la ay xutbu zaman macha allah ñun de moom bëgg nañ am xutbu zaman te dinañ ko am incha allahu rabbi bu ci yàlla àndee donc loo gis rek app ba bu jotee rek day yomb donc dañuy ñaan yàlla rek mu may ñu gudd fan ak wér-gu-yaram may ñu ak kattan doole macha allah donc loolu lay wax sama mbokk jeunes yi aussi tam nañ def attention ci lépp maanaam ci côté mariage c'est sacré donc mariage nañ ko jàpp ci suñu ñaari loxo yi nañ ko jàpp suñu ñaari loxo yi parce que tey wax dëgg fa yàlla man moom su ma amee jëkkër damay sëy ba seey incha allah donc nañ ci góorgóorlu donc goro yi itam nañu jàppale ngir yàlla ñu bàyyi ñu sëy ñun ñi nga xamante ñooy goro yu ndaw yi donc c'est très important donc loolu lay tàggatoo. c'est très important bàyyi leen xale yi ñu sëy xale yi aussi da ngeen roy ci sëyu mag yu njëkk ya ngeen koy sëyee bàyyi appartement yeeg toi et moi parce que ndam ak jeeg da kaa war a sàkku di nuyu nat mbaamu kuréel bi mbaamu dem baak ndàkkit ma cogo fa suma yaay nee naa lépp yow di nuyu yaay yëpp. yàlla ngeen gudd fan parce que lépp lu ñu mën a am rek yéen la. yaayu Youssouf yaayu Bamba Sarata sa yaay ñun ñëpp suñu yaay. macha allah Abi Diallo am wér Abi Diallo maman. ak sama papa Cheikh Tourate Aïdara Cheikh yéen ñëpp ñu ngi leen nuyu waajur yëpp. di nuyu nat ñu ne woon ci régie bi di nuyu Bamba le grand caméraman ak sama copain moom on est ensemble Youssouf moom ñoo far. di nuyu personnel bi yëpp di nuyu équipe CRA 221 di nuyu gars yëpp di nuyu Ngéwal gi pro Ngéwal gi prime di nuyu tamit képp koo xamante ni pare na pour ñëw ci avis ak ñi koy seetaan parce que yéen a tax ñu toog fii yéen ñuy commenter ak yéen ñuy teewlu émission bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di ngeen jox dig daje ba beneen fii la ci TMS TV muy télé bi feeñal lépp luy nëbb di nuyu waat tamit Alaaji Thierno Moule Sow gars yi ba beneen ak seen présentateur